soxna Fatou Dieng jërëjëf yaak ñi nga teewal foofu ca diwaanu Tivaouane ni nga ko waxee noonu lañ koy defee dellu si fii ci Ndakaaru dem ba ci camp Dial Diop foofee nag la ñu doon màggal rek bés bi nga xam ne moom lañ jagle force armée bu Sénégal ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall kooke nag yëkkati na fa ay kàddu ne dinañ def kem kàttan ngir dooleel leen ci wàllu jumtuwaay su ko defee rek seen mission bi nga xam ne bés bu nekk ci la ñu nekk ñu mën ko matal ni mu waree Cheikh Diop àndoon na fa tey ak Youssou Baro. Le sergent-chef Amadou Ndiaye, caporal-chef ñi li nga xam ne ñoom ñoo séq armée sénégalaise daal di fi teew tey jii nag di bés bu am solo ci ñoom ba tax ñu leen di delloo njukkal ci waar bi nga xam ne yàgg nañ koo bay. officier sous-officier tey jii nag ma leen di jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne boobaak léegi yéen a ngi koy def ci wàllu wi ndaxte yéen a ngi aar bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci lépp lu soxal seen kaaraange. de vos différentes missions. Rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes li leen nekk thème bi nga xam ne daal nañ koy jukki ni ki ren mu nekk thème bu am solo. thème bi nag bu ngeen gisee ñu daal di koy tànn ren nag dafa tombeek jamono bi nga xam ne li nga xam ne moom moo di àdduna bi xaw na salfaañoo ndax li waral lu mel moom moo di dina tax ñi nga xam ne ñoom ñoo di woy takk der yi gën a farlu ci lépp lu soxal wàllu kaaraange gi moo xam ci wàllu koom ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu politique ba ci sax li nga xam ne moom la askan wi di dundee. La sécurité politique. liggéeyu jàmbaar yi lee nga xam ne doon na lu kenn dootul natable ci mim réew loolee tax njiitum réew mu Sénégal daal di amal ay diggé te itam daal di ci toftal ne dina def kéem kàttanam ngir rek armée bi mën a nekk ci ay conditions yu mucc ayib. mu mel ni nag lépp loo xamante ni dafa soxal matuwaay yeeg yu ni mel dinañ ci taxaw bu baax a baax boo xoolee armée de l'air nag war na gën a mën a farlu ci li nga xam ne rek moom lay def ba ci armée de terre ak itam mer boo xoolee itam war nañ def ab taxaw seetlu ngir rek gën a jàjjuwaat ci li nga xam ne moom la ñuy def ci waax yi ndax xam ngeen ne dañu war a amal li nga xam ne moom moo di exploitation yu pétrole ak itam gaz bi boo xoolee itam ci jéego yi nga xam ne daal nañ koy def ci ñetti hôpital yi nga xam ne dinañ mën a taxaw ci lépp lu soxal wàllu urgence. journée des forces armées doon ab bés bu am solo ci ñilee doon itam bés boo xamante ni nañ ci delloo njukkal soldaar ya woon ba ci sax ñi nga xam ne daal nañuy def ay guerre ba tax ñu daal di am ay gaañu-gaañu jàmbaari fàqtët yile nga xam ne yàgg nañoo liggéeyal askan wu Sénégal. Le sergent Amadou Makhtar Ba du bataillon. Cheikh Diop journée des forces armées boobu sax la ñuy desandi rek ak màggal biñ ko amal foofee ca diwaanu Kolda foofee nag askan wi rafetlu nañ tamit taxawaay bi nga xam ne rek l'armée bi am na ko fa. bokk na ci kaaraange bu ñu leen di otul ndax nee nañ seen xew-xew yi rawatina lii di nawetaan moom dañ leen di taxawoon nu ko waree rek bu ko defee rek benn fitna duñ ko fa nemmeeku ba tax rek ñu leen di jaajëfal Abdoulaye Diallo moo ñu teewal diwaan ba. tàggat yaram bu àndul ak benn fitna doon na li ñu soxla fu ne loolu la takk der yu zone militaire numéro 6 xam moo tax ñoom duñu yem kese ci seeni liggéey waaye dañuy bokk indi kaaraange ci terrain football nawetaan yu ci kaw gi doon ay gox fu ñu dul fekk police wala gendarmerie ca béréb yi ni mel yooyee takk der ñoo fay assurer le maintien de l'ordre. pour wàngu kaaraange gi parce que xam nga fii monde rural mooy ci àll ba amul ay gendarmerie amul policier mais yàlla def na ni am na ay militaire bu sorewuñu fii à 1 kilomètre de la frontière mooy frontière Guinée-Bissau diggante Guinée-Bissau ak Sénégal mais ñoom vraiment dañuy jàppale du début à la fin ci concept armée nation voilà ñu ngi leen jaajëfal vraiment ñu leen remercier à sa juste valeur. vraiment ñun moom sant rek lañ mun a ci militaires yi parce que depuis le début dañuy bàyyi seen soxla dañuy bàyyi lu bari ñu ñëw jàppale ñu et puis sans condition vraiment loolu sant ñu leen sant di leen gërëm. looloo tax waa nawetaan yu Odegam bu Tànkanto Escale daal di jongante ci jàmm ak salaam. surtout de jouer avec. rawatina ñu amal ab football bu àndul ak benn fitna ñaari équipe yi football nañu ci fair play. waa Medina Samba Diamanka ñoo jël ndam li ñoo ngi leen di féliciter tey encourager équipe Seykour Sembe. l'équipe vaincue ça veut dire l'équipe l'ASC Seykour Sembe. yooyu béréb dañoo nekk ay gox yi ñàkk lool ay jumtukaay ngir tàggat yaram mu doon li ndaw ya ca gox ba di ñaxtu
waaw loolu mooy problème fondamental bi fii c'est surtout ci àll ba boo compter dans le département de Kolda ay 15 communes yooyu mais mënoo en plus de 4 communes boo xamante ne am nañu infrastructure même digne de son nom gisee village yu bëri dañuy jënd ay crintin bi dafa cher parce que 1500 par crintin il faut clôturer ñu ngi ñaan nguur gi ak les acteurs locaux ak autorités yi que ça soit niveau Kolda ou niveau national ñu jàppale ñu jeunes yi et même aussi ñu ngi ñaan waa diaspora yu nekk bitim réew nañu teg seen loxo ci jeunes yi mooy xale yu nekk ci àll ba. ak développement xarale yu bees yi tey mbirum tàggat yaram doonatul secret pour kenn ci kàddu yi li ndaw fas nañoo yéene jongante fu ne ak ci bépp sport bi ñu defee li war ci ñoom ci wàllu tàggat yaram. Abdoulaye Diallo dañ ci dellusi fii ci Ndakaaru wax ci coowal pétrole ak gaz ak enquête bi nga xamante ne rek waa enquête bi waa BBC amaloon ci boobu liggéey ki nga xamante ne rek mooy Samuel Sarr nekkoon ci kilifa ci jamono yooyu nag nekkoon fa ministre de l'énergie ci jamono yi Abdoulaye Wade déglu nañ ko ci boobule dossier gannaaw ba mu génnee nag lii kàddu yi rek la yëkkati ñu teewlu ay kàddu. juge bi daf ma oo pour laaj ma affaire Petro-Tim bi mënuma si wax parce que dossier bu nekk si instruction la mais lu wóor bu wóor comme ni ma koy waxee rek ñi xam duñu wax et ñi xamul nag ñoom ñoo nekk si mbedd bi ak si presse bi di wax lu ñu xamul. merci mbaa yaakaar nga ni dina abouti. waaw yaakaar naa ne am na aboutissement si loolu. del si wax ci coowal milliards yi 94 milliards yi nga xamante ne rek jamono ji ñu ngi ciy waxtaan ba yëkkati kàddu yu bëri loolu nag am na kuréel bu duppee seen bopp suñu 94 milliards na leer ñoom nag nee nañ ubbi na pétition li ñuy ñaawlu rek mooy yeexe bi ñu jàpp ne rek am na ci boobu le dossier boobu léegi. mënuñ ci déglu ñenn ñi ba tax rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaawal boobu la mbir leneen liñ ci yëkkati rek mooy fas nañu yéene amal ab doxub naxtu fukki fan ak juróom benn lay doon ci weeru novembre ki nga xam ne mooy Maguette Souare Diallo te woyoon na seen ndaje tey bi àndoon ceek Thierno Laurent Mendy. ginnaaw ab plainte bu ñu teg ci kanamu procureur ci kaw Mamour Diallo ak Tahirou Sarr collectif citoyen sunu 94 milliards nay leer dafa daal di lancer ab pétition collectif bi li mu bëgg mooy ñaari accusé yi ñu daal di wuyu. ay jéego yu ñu ci def jéego bi ci njëkk mooy dinañu dox jël suñu dàll dem ci citoyens yi ku nekk fa nga nekk ñu informer la mobiliser la def aussi benn jury populaire boo xam ni ay personnalité ak ñëpp dinañ ci dugg ba nga xam ni mbir moom dina leer di leen wax aussi que ni am na benn pétition en ligne boo xam ni depuis ci minuit commencé na circuler population yi ak ñi nekk ci diaspora yi fu waay war a mën a nekk war na ci mën a souscrire. ab yéex bu ñu gis ci évolution bu dossier yi nga xam ne ñu ngi ci loxo fi yoon donné benn. justice aussi dafa war a def liggéeyam ndax justice moom mooy rempart bi nga xam ne tey moom moo war a doon tatagal li nga xam ne moom mooy suñu démocratie tey citoyen foo mën a nekk loo oyof mbubb bu fekkee ni dem nga fa mbaxane doonee benn war nga mën a am décision boo xam ne boo paree di nga ci gis sa laq dóor doom loolu duñ ko mës a accepter duñ ko mës a gëm. ginnaaw sax ab pétition bi ñu lancé collectif citoyen sunu 94 milliards nay leer xamle na ni ab doxu ñaxtu dinañ ko organiser fukki fan ak juróom benn ci weerub novembre bi ñuy dëgmal ngir rek dénoncer scandale yi. Aïssatou Gueye Ba bi yoon nag dañuy wax ci beneen Aïssatou kooke de Aïssata Tall Sall ñu ne nag tab nañ ko rek mu doon ab envoyé spécial njiitu réew mi Macky Sall mu nekk rek maire Podor moo remplacé ci poste bi soxna Aminata Touré bi nga xam ne rek jamono ji mooy présidente conseil économique et social et environnemental li ñu dem ba ca diwaanu Bambey foofee nag coow li doxoon diggante ndongo yi ak takk der yi daanaka am na leneen lu mu jur ndaxte juróom-ñaar si ñoom teg nañ leen loxo bokk na ci ñooñee sax benn xale bu jigéen rek boo xamante ne jamono ji ñuy wax ak yéen ñoo ngi ca commissariat bu Bambey ndax ñoom nee nañ tey si suba dañu jógoon rek ne kenn du fa amal cours te kenn du fa liggéey ba tax rek takk der yi amoon nañu jafe-jafe seen diggante. ñu del si fii ci Ndakaaru wax ci Sonacos ab ubbite traite bi njaayum gerte bi nag nee na daanaka ay fan yu yees moo ci des ñu ne nag nguuru Sénégal jaarale ko ci Sonacos am na daal ab prêt bu toll ci 30 milliards yoo xamante ne dina ko may ñu yokk jéego yi maanaam li ñu jëndoon daaw ci wàllu gerte ñu doublé ko loolu nag dina tax ñi nga xam ne ñooy béykat yi tamit ñu gis seen bopp ci boobule fan. Fatima Touré teewe woon na seen ndaje tey àndoon ceek Amadou Ba.
lu toll ci 45 millions d'euros ñu xayma ko ci fanweeri milliards ci francs CFA la ñu daal di dugal ci campagne agricole 2019-2020 accord de partenariat bi nag ñu xaatim ko ci diggante gouvernement du Sénégal ak banque islamique de développement li ñu ci jublu mooy daal di jàppale ki nga xam ni moo di Sonacos. ren pour wax ak suñu mbokk béykat yi ak suñu mbokki opérateurs yi Sénégal am na lu ëpp fanweeri milliards ak CFA pour mën a tàmbali njëndum gerte bi. ay défi nag manquéwul benn yoon ngir rek réussir campagne agricole bile bu ñu sukkandikoo ci kàddu directeur Sonacos. Sonacos daaw 85 000 tonnes la jëndoon ren nag jàpp nañu lu mu gàtt ne daan ñu jënd 150 000 tonnes mu nekk lu nga xam ne lu am solo la pour béykat yi mu nekk koppar yu nga xam ne dafay delluwaat ci kaw gi delluwaat ci béykat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox gerte gi. mu am yeneen défi bokk ci nag gën a dëgëral li nga xam ni moo di échange commerciaux yi ngir loole nag mën a antu faw rek ñu daal di fixé ñetti objectif. ñun dañ fi ñëw ak benn programme ñu tënk ko ci ñetti poñ bi ci njëkk mooy def benn caravane dem ci producteurs yi daal leen di xamal nan la ñuy def rek ba am suuf su baax nga xam ni jiw bi dina ci mën a meññ beneen bi nag moo di dooleel PME daal leen di yokk financement bu ñu topp mooy daal di gis 80 exportateurs arabo-africains ngir waxtaanee ci mbir mi. ci ay bés yi ñu dëkkmal dinañ xam rek ban bés la campagne agricole bi di tàmbali officiellement waaye nag ki nga xam ni moo di Sonacos moom promettre na ni dina def lépp li mu mën ba nga xam ni campagne bi dina gën yeneen année yi nga xam ni ñoo fi jot a am. Touré ñu wax ci la leen njiitu groupe Futurs Médias di président directeur général Youssou Ndour dalal na tey nag ab gan bu bàyyi ko diwaanu Mali fii ci biir TFM loole nag aju rek ci li nga xamante ne salon de l'habitat bu ñu fas yéene amal weeru février atum 2020 ca diwaanu Bamako ki nga xamante ne rek mooy Aman Ould Sidi Mohamed di ministre de l'habitat bu diwaanu Bamako teewoon na fi tey rek di sàkku ci ki nga xam ne mooy Youssou Ndour mu teew fa rek bokk ci ñi nga xamante ne dinañ jox doole boobu xew-xew ñu teewlu kàddu seen kàddu ci micro Aïssatou Gueye Ba. Grand plaisir de recevoir monsieur le ministre ici et une forte délégation. mbégte la nag ci man di dalal ki nga xamante ne moo di ministre Malia ak délégation am na benn événement bu mag bu ñuy xaar ci mois de février 2020 bi mooy salon de l'habitat te joxe naa nag sama accord ngir mën a gunge événement boobule ak ay concert loolu yëpp dafa nekk ay initiative yoo xam ne dañ ko war a encourager ndax habitat kenn mënul weddi ne que secteur bu am importance la africain yi tamit yaakaar naa ne jot na ñu dund comme il se doit ak ngir mën a am dëkkuwaay bu baax. Il a accepté d'être l'ambassadeur du salon. kii di Youssou Ndour nag d'accord na ngir doon kii di ambassadeur bu salon bi te loolu nag daanaka man dama cee kontaan loolu Sénégal nag dafa nar a nekk kii di invité d'honneur bu salon bi te Youssou Ndour tamit dina jukk rek ngir gën a rek ñongal li nga xamante ne moo di culture africaine bi. Sera présent pendant le salon pour porter la culture africaine et aussi le salon. mbokk yi fi la ñuy yemale xibaar yi ñu taataanoon fii ci Ndakaaru duñu def dara rek du dul dem ba ca diwaanu Tiwaawoon fekki fa Faty Dieng mu doxal ak journal wu gàmmu